ci ñoom. Bon, je vais pas le nommer ah mi ngi nii di témoin ba ma ko woowee vraiment il s'est avéré être quelqu'un de très abordable et tout ça ñu discuter moom sax sama xaritu grand frère la. te noonu lañ ko kii mais xamal na ma ne aussi bon joxuñu ko ndigal pour mu wax. foog mu recueillir ndigalu ministre bi pour wax te loolu moi je trouve que c'est un problème sérieusement. mais ils vont en parler je pense que moom le ministre yi boppam amul benn problème de communication xëy na dafa am lu ñuy xaar rek pour loolu. seen waay la wax leen ci xëy na. suñu xarit la kay bañuñu ko ragal a féete moom dégg naa ne ku baax la. donc nit ku baax la voilà donc na leen jàppale ñu wax ci pour que nit ñi mën a aussi am fu ñu féete parce que soxla nañ ko vraiment. incha allah nit ku baax la nit ku dëggu la te nit ku nangu dëgg la kon nag incha allah rabi dégg na la dafay seetaan suba teel. alhamdulilah bu baax a baax mi ngi doon tous les jours moom daf ñuy seetaan ñoo ngi koy ziar di ko béggee bu baax a baax sa xarit boobule Soxna Fall waaye itam di dalal art et lettres tout de suite en compagnie de Fatima Diop. Alors Fatima, nous allons parler justement comme tous les lundis dellu tuuti ci culture bi nga xamante ni moom la ñu moom n'est-ce pas. effectivement tey jii nag laata rek ñuy dugg ci dossier bi nga xamante ne tànn nañ ko tey jii ñu rek daal di fàttaliku ki nga xamante ne moom moo di Issa Samb ñëpp xamoon ko ci turu Jo Wakam mu daal di génnoon àdduna nag niki rek ñaari at ci ren ji moom nag dañu koy fàttaliku mu nekkoon artiste hors pair ñu gënoon ko ràññee également bi ñuy nekk tout temps di ko gis fi nga xamante ne moo di Oscar des vacances ak accoutrement bi mu daan di indi ak ni mu daan neexalee li nga xamante ne moom moo di Oscar des vacances tey jii nag moom rek la ñuy doon di fàttaliku ni ki tey ginnaaw ñaari at yoo xamante ne dëddu na àdduna di ko ñaanal fi mu nekk rek gënal ko fi nga xamante ne moom la jóge muy fii ci àdduna daal di dem fi nga xamante ne moom moo di Barzak. Alors Asma comme ni ñu ko waxee rek ñi nga xam nga ne ñu ngi waajal li di journée nationale bi ñu jagleel wàllu commémoration bu résistance du souvenir ak yu nu mel ñu ko namm ko amal mardi 27 mu mel ni nag namm nañ cee amal li nga xamante ne moom moo di ay activité yu bëree bëri ci noonee nag moo tax ñu daal di jël prétexte daal di fas yéene waxtaane li jëm ci wàllu reste yu Aline Sitoé Diatta yoo xamante ne tey ji gis nañ ne nag ñu ngi koy bëgg indiwaat fii ci Sénégal voilà nga jëwriñ bi ñu dénk wàllub caada ak cosaan daal di koy wax ci conseil des ministres laataa ñuy dugg ci loolu am na tam benn élément boo xam ne bëgg naa ñu seetaan ko muy lii di rek route de la mémoire ba tey ci fàttaliku la mu nekk benn association boo xam ne dafa ëmb artistes yi yëngu ci wàllub art plastique te nekk nag fépp ci àdduna rawatina nag ci îles Caraïbes bi ñu amaloon nañ fi benn exposition bu am solo fii ci Sénégal bu fekkee élément bi yemb na MD ñu daal di koy seetaan dellu si ci plateau bi. La route de la mémoire atum 1948 ba 2018 loolu di moo di thème bi nga xamante ne association bi ëmb art plastique afro-caraïbe bi amal nañ ko mu nekk exposition boo xamante ne ay œuvre artistique lañu rek daal di retracer li nga xamante ne moo di jaloore yu sunu maam mi def démb ak tey jii ñoom nag ñu daal di insister rek ci li nga xamante ne moo di rek chiffre 8 bi ba tax lu toll ci juróom-ñetti artistes ñoo ñëw. On avait dit la route de la mémoire c'est-à-dire dañuy delloo réew mi dem Sénégal seen maam yi xam ne yooyu dañuy jëloon defal leen ay jaam noot leen takk leen dugal leen ay gaal yóbbu leen ay seen set ñoo jóg ñeneen dañuy delloo Afrique foo xamante sunu maam yi foofu la ñuy jógee pour sargal leen loolu moo tax mooy sunu voyage bi tey ñu ñëw pour sargal leen ñi xamante ñoom mosu ñëw Afrique pour la première fois ñëw nañu Afrique. ci biir salle bu galerie nationale mu fees nag ay homme de culture waaye tamit ay tableau yoo xamante ne ni dañ ko peindre ci couleur yu mucc ayib ngir retracer nag li nga xamante ne moo di histoire suñu ay maam bokk na ci tableau bu mel ni bu Geneviève Ndaw ak Nadia Valentine ñoom ñaar nag gulet ñu ñëw Sénégal amal fi ab exposition bu ni mel. Je suis très touchée par la migration à travers le monde. Il ne s'agit pas seulement que des Africains sur les plages. Et ces restes se retrouvent un peu partout où les touristes se baignent. Et donc je demande qu'on prenne soin de nos ancêtres. Exposition bu nu mel nag day laaj ay koppar ba tax na nag bile yoon ñoom sax amuñu benn ndimbal bu jógee ci benn autorité. amuñu benn moyen aucun moyen aucun ni l'État ni privé personne nous a donné benn dërëm rien du tout. Moi je me suis engagé j'ai dit les amis vous voulez rendre hommage à seen maam je l'assume bu ngeen ñëwee tout ce que je ne peux pas assumer. C'est les billets d'avion. Au début, jëm naa ko mais dafa diisoon mais ils ont payé leur billet d'avion
ma ne bu ngeen tegee seen tànk lépp l'organisation d'exposition lépp lu munte nekk autour je le prends en charge bu ñu amee ndimbali ñu jël bu ñu amul ndimbali et puis bon on assume. exposition bu nu mel nag gis na participation wu fukk ak juróom-ñett ay artistes ñu fas yéene ndar képp lu nu mel nag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars gi ñu dëkkmal waaye nag buñ fa jógee dinañ yóbbu bile exposition fële ca Paris ci weeru novembre bee di ñëw. Aïcha mi ngi noonu xam nga man artistes yi bu ñu jógee ci ñoom rek damay waxee xaal parce que je les admire je les adore pour moi ils sont les gardiens de notre identité. Effectivement justement. et puis ils participent beaucoup ci li nga xamante ne moom moo di développement wu réew mi parce que comme on a l'habitude de le dire rek caada ak cosaan dafay am lu muy contribuer identité wu nit ki dina ko wane mais également même ci wàllu koom dañuy faral di foog ne rek affaire de folklore la et autres mais du loolu mais li ñuy apporter ak fi ñuy yóbbu li nga xamante ne tey jii moom mooy sunu réew fu kawe kawe la fu sore sori la donc ce sont des gens yoo xamante ne ce sont des personnes yoo xamante ne war nañ leen encourager bu baax a baax accompagner leen aussi alors comme ni ma la ko waxee woon rek ñu daal di wax un peu ci li nga xamante ne moom moo jëm ci reste yu Aline Sitoé Diatta gis nañ ne nag la dame de Cabrousse lañ ko daan di woowee mu judd ci atum 1920 moom nag ñu bëri dañ doon wax naan xamuñu fan lañu ko denc fan la suuf mais xam nañ ne mu nga fële ci Tombouctou foofu nag lañ ko denc donc nag li nga xamante ne moom moo di projet bi pour ñu indi li des ci moom ministre bi daal dina ko def li leen di conseil des ministres bi et incha allah nee na dinañ teg li leen di comité de suivi bu ko defee ñu daal di indi li leen di moo des ci Aline Sitoé Diatta MD bu fekkee tam élément bi Aziz Sow def par rapport ak historique bi bu yembee rek ñu daal di koy seetaan dellu si un peu ci plateau bi. projet rapatrier reste Aline Sitoé Diatta yi mu mel ni soxal na bu baax Sénégal buñ sukkandikoo ci jëwriñ jugàlloo caada gi moom Abdoulaye Diop wax na ci lu yaatu ci conseil des ministres bu ñu amaloon ñaar fukki fan ak benn ci weer wile muy projet bu réew mi yàggoon na bëgg yàgg nañu ko wax ci jamonoy président Senghor Abdoulaye Wade itam noonu la ko bëggee woon ndax ab conseil des ministres jagle loon nañ ko ca ngir rapatrier néewu jàmbaar jooje di Aline Sitoé Diatta ñu ko doon woowee jigéen ju mën góor dañu ko enlever gannaaw gi ñu déporté ko ca Tombouctou nekk ca Mali fa la génnee àdduna foofee it lañ ko suur kii di Alioune Tine itam yëkkati woon na wax joojee gannaaw ba mu demewoon mission ca Tombouctou Sénégal kon nam ma def kéem kàttanam ba indiwaat reste Aline Sitoé Diatta jàmbaaru Casamance googee mu nga juddoo ca Cabrousse ci atum 1920 mu nga faatu ci atum 1944 at ya tolloon ci ñaar fukk ak ñeent doon yi at ya néewoon nañu teewut ab jàmbaar la woon ci wàllu résistance fii ci Sénégal ñu delloo ko njukkal ci lu bëri campus social bi université bu Ndakaaru fa étudiante yi di dëkk moom lañu ko tuddee yemuñu sa Ziguinchor itam stade ba turam lay wuyu moom jàmbaar jile di Aline Sitoé Diatta. mu nekk ku ma naw ku ñu naw ñun ñëpp sax yaakaar naa ni ci histoire bu Sénégal Aline Sitoé Diatta n'est plus à présenter nekk ab xale bu ndaw waxambaane bu ndaw a ndaw jaaxal tubaab bi lool ba ñu sàkkal ko pexe yal na suñu àq dal nasaraan soos ñoo nga xamante ne teg nañ ko dëgg la effectivement mu nekkoon héroïne bu participer ci wàllu résistance ici au Sénégal voilà mu ngi noonu soxna Fall donc mu nekk ñii nii dañu koy soxla ci li nga xamante ne nag moom mooy di sunu réew pour ñun ñi nga xamante ne bokk nañ ci ñu fekkeewul génération ak sunu ay doom sunu ay sët ñi nga xamante ne saa suñu ñëwee bu ñu waxee li jëm ci wàllu Aline Sitoé Diatta rek dinañ xam ne ñii ay jigéen lañ jigéen yu mën góor jigéen yoo xamante ne am na lu ñu mënal seen réew ndax nag gis nañ ko fi du moom dong am na yeneen i soxna aussi mais moom particularité moom mooy dafa nekkoon xale mu nekkoon xale boo xamante ne jaaxaloon na comme ni nga ko waxee léegi tubaab bi et mu participer bu baax a baax ci wàllub résistance ici au Sénégal gis nañ ni ñu ko tuddee fii ci université bi à Dakar voilà Cheikh Anta Diop Ziguinchor également am na ci ay kii bateau bi fi njëkkoon nekk aussi tuddee woon nañ ko ci donc mu am ay dara lu ñu ko dara jaale ci Sénégal pour man doyul comme ni ñu ko waxee rek nañu indil ñu li des xaw ma nag jamono ji ñu ko indee comme yenn historiens yi ni ñu ko waxee ndax jamono ji ñu tànn pour indi ko ndax politique moo ko lal wala lalu ko lu wérte wóor moom moo di rek soxla nañ li nga xamante ne moom moo fi desoon bu ko defee nit ñi di dem ci mémoire am ñu daal di ko sargal di ko dellu njukkal à chaque fois bu fekkee ne nit ñi soxla nañ ko bu baax a baax. tubaab dafa saay-saay da leen nasaxal utal la pexe ba pare jël ci say cër denc ko
dafa doy waar. dafa doy waar parce que day félicité ndamam. gis nga Asma day félicité boppam ci ndamam. li nga wax ni tellement dafa nekk dëgg ko xam ne nii. maanaam su ma ñemee woon sax dama naan alxuraan nga wax. voilà mooy dëgg. parce que xoolal dafa ñun li ñu am. su fekkente ne mënuñu koo téye pour nit ñi suñu ñëwee mën cee bàyyi xel. xoolal en Europe en France plus particulièrement seen héros yëpp on les amène au Panthéon. Vraiment. exposer leen foofu. musée. c'est bon que ñu jël yenn si ñun. c'est ay mbir yu bokk ci ñun génne ko pour ñu gën ñoo xam. aujourd'hui le tableau bi nga xamee ne mi ngi nekk dans la salle des Nations Unies. xam nga nu tableau bi tudd. le Magal de Touba. ndeysaan. loolu ça évoque quoi. Le Sénégal. Ça évoque le Sénégal. Très bien moom kooram dañ ko war a indi fi. voilà c'est ça ñoo ko moom. mu ngi noonu nag ñu ngi koy xaarandi. ay vestige yu bokk ci ñun la dañ ko war a indi. comme ni ñuy defee mémorial Gorée et autres donc ñu ngi koy xaarandi. en attendant nañ ko dugal aussi ci histoire bi. c'est ça dugal ko ci scolaire bi. ay waay ñi niñ delluwaat buum ci booy ga bu ko defee gune xam seen bopp gën ko dëgëral mu ngi ci kii bi parce que dinañ ko jàng ci bu ñuy def résistance la résistance sénégalaise non dinañ ko xaw a jàng mais peut-être xëy na dafa des waaw c'est ça peut-être yaatanuñu ko ni mu ni voilà renforcer ko bu baax a baax junj la c'est-à-dire c'est juste genre cukk la nga xam ni Assimi Goïta Diatta soo defee résistance coloniale aussi nii dañ la wax atam de xale bu ndaw la 24 ans voilà et dañu wax condition de la guerre nu mu fa demee nu mu leen mënee at ya dafa néew waaye jëf yaa bëri moo tax mu neex a nettali te dund ba tey c'était hier ñu ngi wane benn fille NM bi mu am sax nga xam te ne bu muy décédé xale bi bébé la woon 4 mois la amoon donc ba tey démb ñu ngi génne at yenn histoire ça dépend de l'histoire que les gens n'ont pas relaté exactement mu nekk ñu mu noonu c'est pour ça que je dis justement remettez-la dans l'histoire remettez-la dans li nga xamante ni moom moo di système scolaire bi ñu xam suñu bopp jigéen yi gën a fas jom ginnaaw fas nañ jom ba noppi ñu gën a wekk seen bopp xam seen bopp du dëgg nekk ay bañkat gën a nekk ay bañkat comme ni ko nekkee bañ naa duma femme objet bu doonoon weeru koor ma tegal leen ko nangu nag baax na trop Aïcha mi ngi noonu musique boobu noonu nga xamante ni ci laata bi moom la ñuy waxtaanee jaajëfal la bu baax a baax Fatima Diop saa su ne rek boo ñëwee xaaloo ma damay waxu ndax art culture ci boppam moo ma saf ñor ma ndaxte nit ki boo xamatul foo jëm faw nga dellu fi nga jugee culture rek moo la fa mën a teel du dëgg ci ñun la bokk mooy suñu identité comme niñ ko waxee rek di jaale waat encore bu baax a baax kii di Jo Wakam moom itam nekkoon un pilier de la culture sénégalaise justement nekk ko ba baaxoon xalima bëri xam-xam yàlla na xam-xamam des ak ñun yàlla na yàlla oyof suuf ci kawam ça fait 2 ans hier 2 ans et maintenant on se sent justement tantôt on voyait ses posts wala day jéggee rek génn def benn photo boo xamante ni c'était voilà justement mythique et ça nous manque mais voilà yàlla baax na merci beaucoup à toi de nous l'avoir rappelé aujourd'hui Fatima Diop merci pour justement cette rubrique on fait place à musique avec Fama Baye c'est tout de suite voilà femme ñu fas yéene waxtaane actualité rek li jot a xew ci musique bi ak quelles sont les perspectives. Exactement Asma comme je le disais tantôt actualité musicale cette fois-ci comme on est dans le mois du partage mois de générosité moom la ñu nekk mu di mois de Ramadan les artistes aussi ne sont pas en reste ñoom it génn nañ ñu daal di def li nga xamante ne moom mooy ay dons joxe tamit ay xéewal yu bëree bëri ay ndogu di dem seeti ay ci orphelinat yi ñoom ñëpp daal di nañu génn benn bés bu ci nekk depuis bu ñu commencé ba tey kenn ku ci nekk tànn nga sa bés ce dimanche nag hier gis nga kii di Tarba Mbaye moom moo nekkoon fële ca ñaari tali yi nga xamante ne moom mooy fiefam mu daal di fa génn ci artère ci rue yi rek koñ bu nekk mu daal di fay taxaw ak famille wam fans club am ñu daal di fay joxe ay teranga yu am solo moom nag daf ci ànd ak sponsor bii di Trace Africa ñoom la daal di àndal rek gis nga ñuy distribuer yu am solo moom Tarba Mbaye fële ca ñaari tali donc ñoom itamit ñu ngi def lu baax a baax keneen ki tamit ki ci topp di Sidi Diop moom it dafa daal di jóge koñam rek génn fële ca Géejawaay ñëw tamit moom benn tali daal di fay amal doxantu amal fa màjjal ak séddaat leen ndogu dire que rek ñoom itamit desuñu seen gox kese dañ fa def ba pare génn dem fekk jiwaat seen yeneen i soppe yi nga xamante ne ci yeneen gox la partagé ak ñoom ndax weeru
partage dañ nekk weeru mbégte weeru bokkalante donc koo ci dimbali rek wala nga jox ci ndogu rek yàlla fay la ñoom itamit lépp lu ñu munti gagné mi ngi nii ñu koy def même si gis nañ ne que ci Covid bi amoon na crise boo xam te ne Covid bi wàññi na lu bëri ci seen ay activité waaye lu ñu faral di def la lu ñuy tàmm di ko amal la donc wéyal nañ ko ba tey bii nag Sidi Diop la woon moom itamit amal na ko waaye itam kii di Aboubakary Samb moom it amaloon na ko bosam fële mu tombé waaleeg anniversaire am mu koy féete def ko événement bu mag a mag fële ca Mbaaw foofu la ko daal di defee rek moom Aboubakary Samb moom it macha allah waa Mbaaw yëpp ñëw nañ ko wuyu si taalibe cheikh bu mag bi ay naataangoom ñëw nañ ko wuyu si ndax daf ko def événement bu rëy a rëy boo xamante ne daf ci doon féete waale anniversaire am moom Aboubakary Samb donc ci journée bi dañ joxe xéewal yi waaye guddi bi son et lumière moom la ñuy andil benn événement donc ñëpp daal di ci gisaat seen bopp daal di feesalaat seen xol ci kii di gën mindeef Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ci njabootu tamit maam Seydi Alaaji Malick Sy radiyallahu taala anhu ñoom ñëpp la daal di màggal rek démb donc gàcce ngaalaama suñu artistes yi ñoom tamit gis nañ ne que wéyal nañ seen wàll bu baax a baax ci koor gi justement ñoom mësuñoo bàyyi te duñu mës a bàyyi ndaxte nag ku askan bi fal wala ku dépendre ci askan da ngay faale askan bi du dëgg boo ko faalee rek sa nguur dina yàgg te ñi lay bëgg dinañ gën a bëri dinañ gën a yokk moom Aboubakary Samb yaakaar naa ni il n'a jamais mësul teggi tànk musul teggi tànk waaw xam naa nag taalibe Cheikh bu jàppee rek jàpp na moom itam ak keneen merci beaucoup en tout cas eux ils sont pas obligés mais ils le font quand même ça revient à la culture sénégalaise. Exactement. De la teranga ça revient justement à notre identité de jëflante lu baax ak lu rafet exact ba pare des na yi tamit buñ jógee ci woykat yi dañuy ñëw ci animateur musical yi ku ci mel ni Alima Ndione moom i tamit demoon na fële ca Tiwaawan ànd ak waa VIP club VIP nga xamante ne Kër Massar exactement foofu nga xamante ne foofu la ñu amal moom ak waa club VIP di ay fansam ñu daal di dem ci daara benn bi nga xamante ne moo nekk foofu ca Kër Massar bu daara sëñ Babacar si amal fa ay don mi ngi nii macha allah jaajëfalaat ñoom ñëpp képp ku ci jàpp soppey tamit amuñu seen fay ndax ñoom itamit ñooy initier lii jiitu ci taxaw ci daal di lay gunge donc ñoom it macha allah def nañu ba mu baax yàlla na yàlla fay képp ku ci def rek donc gis nga yii yëpp la fa daal di woon yóbbu rek moom tamit yóbbu participation moom Alima Ndione bu Zik FM di ko jaajëfal yàlla na ko yàlla ci barke sëñ Babacar si ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla nangul tas seen ci barkeem yokku xéwal yi Padros aussi de ITV mi ngi exactement waaw mi ngi waajal exactement waaye bii tamit Padros la moom it amaloon na démb fële ca goxam moom it macha allah def na ay sachet yu baax def ci ay ndogu seen yaram dañuy barkeelu ci weer wi baax na ci trop baax na ci ñu koy def baax na ci trop gis nga donc moom Padros amaloon na ko tamit waaw joxe du tax a ñàkk day yokk donc gis nga def na berndeel yu am solo moom it daal di koy distribuer ñoom ñëpp seen ay soppe foofu noonu ca goxam moom it tamit kenn ku ci nekk sa gox nga am sax na koy wax tout à l'heure donc affiche yi ba tey des na Safia bu Sen TV moom itamit groupe des médias daal dina moom it woote ki nga xamante ne mi ngi nii lundi 3 mai la joxe moom tamit rendez-vous pour fële ca xale yi waa Albert Royer moom fële ca Fann donc à l'hôpital des enfants donc Safia woote na fa waaye tamit Thiat Seck woote na le 1er mai yooyu yëpp des na affiche yi xam naa fii ba fête bi di jeex ñoom ñëpp incha allah dinañ amal li nga xamante ne tàmm nañ di ko def donc pare leen ko pour Safia don yi mën ngeen woote ci numéro bi affiche yi disponible na ci Instagram am at li nga xamante ne mooy Facebook am ngeen joxe foofu ay don Inch'Allah en tout cas merci beaucoup yow mi ñu ko indil yal na yàlla fayal la yoolu ku jox amiin yaa bi on termine avec un élément vite fait rek mooy bu Mirma mi ñuy wax ne it moom itamit mi ngi ziar ñëpp di baal ñëpp ak ñu déglu ko ndax dafay préparer li nga xamante ne moom mooy comeback am ci 2021 bi. Ça ne veut pas dire que dama arrêté musique. J'étais sur Paris nekkoon bëggeelam amul lu ko gën a neex bëggeelam waral noppi bu yàgg boobee. C'est vrai que absenté naa un peu ci scène musicale bi mais ça ne veut pas dire que dama arrêté musique. J'étais sur Paris nekkoon ci cabaret bu mag di 3 mai fa laa nekkoon di way am naa fi sama diplôme musical ndax def naa solfège jàng naa ko de clavier jàng naa guitare jàng naa vocalise tout ça ba am ci sama diplôme. Voilà j'ai fait des études musicales foofu jàng la. Nescafé moo leen doon may seen émission Subatel jeexalal ak yokkute ak Nescafé.
merci beaucoup du rappel MD ñoo ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. ñu tàggatoo très bien vite fait donc Mouhamed Seydi di ko jaajëfal bu baax a baax ak Fatima Diop nii pour élément bi donc xaar leen Myrma mi ngi ñëw merci beaucoup c'était tout pour aujourd'hui ça a été un plaisir. merci beaucoup Fatima Diop ku jaar ci sañse bi. Aïda Faye comme d'habitude moom moo jaar ci sañse bi tey ji macha allah nekk ca Golf Sud Talibé Serigne Touba moom moo jaar nag ci yére bi numéro téléphone am di 77 576 90 78. merci Monsieur beaucoup Thiam en tout cas merci beaucoup. merci pour la journée d'aujourd'hui. remercier leen aussi di wax ne la dernière fois que li ñu invité woon fii keroog gis nañ ne solution mi ngi ci commencé am. loolu aussi bokk na ci li ñuy liggéey. macha allah.